Je suis une femme. Les flammes, les blâmes, les lames, les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe des objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Je sais qui je suis et je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je suis une femme qui pardonne. Je suis libre, audacieuse, entreprenante, indépendante et soumise. Ma devise, douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse, je donne sans rien attendre en retour. Je suis une femme, quelle que soit ma couleur de peau, que je sois née d'une famille riche ou pauvre, je suis une reine et je suis destinée à réussir, car je suis une femme. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu safoo Dakar Buzz di si taataan seen i ay xibaar rawatina chaque samedi ci Buzz de la semaine dama koy door rek nag musiba bi nga xamante ne nii moo am ca Parcelles Assainies unité 13 benn ndongo buy wuyoo si turu ba Cheikh Bamba Ndiaye moom moo fa dal di ñàkk bakkanam si ab xeexoo bu fa juddu woon ci ba ñuy amal ab match interclasse mu doon def classe bu première kii di Cheikh Bamba ay gaañu rek la jëlee woon ci boobulee xeex laata muy mujjee ñàkk bakkanam ci hôpital Fann xeex ba nag mi ngi amoon si diggante ndongo yay def classe bu seconde L ak première L bu ñu sukkandikoo ci benn source ndongo ya dañoo organiser woon ay interclasse te sax seen proviseur ba Ousseynou Diop yëgu ko woon si noonu la match ba tàmbalee ak ay jàppante ci ba ñuy xeex nag ñu dàkkee xale bu góor boobee laata ñu koy sànde ci kaw benn mur mu daanu baat ba dal di rëkk ci noonu la ñu ko yóbbu hôpital laata muy mujjee ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo nag si ay seede dañuy nemmeeku sax lu bëri ay violence ca boobule lycée nee nañu sax bu yàggul dara ab xale bu jigéen bëggoon na faa jam moromam ngir rek lu ñu bokk far maanaam lu ñu doon ay rival comme ni ñu koy waxee ci nasaraan. ay jege ñaale Cheikh Bamba Ndiaye daal dinañu indi ay seede si kookee ñu ñàkk ay camarades de classe am nee nañu Bamba amul benn problème ba ñoom sax dañu ko rus te it Bamba du xeexkat waa classe ba nee nañu sax kenn ca seen waa classe moo doon xuloo Bamba di daw ngir dem atte si noonu la ko benn boy dogale daal di koy songu di xeex ak moom si noonu boy bi kottu Bamba ci loos ñu daal di daanu bopp bi dal ci suuf si noonu seen beneen élément ñëw daal di koy këdd ci bopp ba loolu weesoo nag ñu ne Bamba loo ko doon wax rek dayree maggu Bamba tamit di Khady Ndiaye desul benn yoon ci seede yi moom nag nee na mbir mi doon na lu métti lool ndaxte rek lii da ko bett te Bamba dafa nekkoon nit koo xamante ne ni dafa jox cër ay magam defoon ko rek comme yaayam ndax mooy seen taaw ñu bokk benn baay seen baay teel a génn àdduna ba loolu weesoo la ne nag Bamba ku baax la yaru xale bu bëgg rek njàngam respecté ay magam ba tax na daal dañuy delloo rek ci loxo yàlla te muñ. leneen su xamoon ni choix wam di bañ a naan sàngara da koy jural bile musiba kon Patrice du doon mës a dem rek ci soirée anniversaire ñaari DJ ya ñu doon amal ci benn complexe jeune ca Grand Yoff loolee moo tax kenn ci ñaari xaritam yi sax daal di koy daggate ci guddib samedi jàpp dibeer ba leen ñu génn ca lalu hôpitalam Patrice fexe na ba nettali rek la fa xew ak rek joxe turu ba ñaar ña ko def li ni mel laata muy dog ñaari ndaw yooyee sax police bu Grand Yoff mi ngi leen di wër Patrice nag nee na gelam la àndaloon ñaari xàmmeem yooyee bëgg ko naan loo sàngara mu bañ gannaaw ba mu bëggee woon passé soirée bu tranquille si noonu ne ñu tàmbalee di xuloog moom Patrice écarté wu ak copinam ba soirée ba jeexee it taxul ñu bàyyi ñu dal di ñëwati daal di koy attaqué si noonu ne la ñu xeexee ca biir xeex ba nag la kenn jëlee ab bouteille daal di koy toj jël xott ba dagg ko rek si sédditu loxoom yi ñaari loxo yëpp sax la dal di dagg séddit ya Patrice sapeur pompier yi ñoo ko dal di jël si yóbbu
yóbbu ko hôpital CTO bu ko policier Grand Yoff ya fekk ci lalu hôpital ba muy dund waxtoom yu mujj laata nag muy dog sax Patrice wax na enquêteurs yi turub ñaar ña ko faat ay ndaw ba Grand Yoff gannaaw ba ñu yëgee génn àdduna Patrice Mendy nga xam ne da leen métti lool dañoo jël décision rek daal di lëkkaloog police ngir yoon def liggéeyam niki tey sax ci samedi bi ñu ngi doon rek woote janook taskatu xabaar yi di ñaxtu ngir rek ñu wax ci li ñuy nemmeeku foofee ca Grand Yoff agression yi rey yu bëri yi nga xamante ne nii rek doon na lu doy waar. ab soxna buy wuyoo ci turu ba Awa Seck la ñu dal di fekk mu ñàkk bakkanam ak rek buum ba ñu fekk ca baatam mu yor ca biir néegam ci gox ba ñuy wax Samkéej yi nekkee ca Diass ci ay booru 13h la ñu gis Awa Seck moomee am ñetti doom mu dal di ñàkk bakkanam par pendaison ci biir néeg ba doomam bi nga xamante ne ni moo am fukki at ak benn moom moo ko dal di gisee ca fenêtre ba laata muy woo ku ñuy wax El Hadji Diouf ba ñu dajjee nag buntu ba la gaawantu dal di dog buum ba yaakaar ne rek Awa Seck yu dund ba ñu yeggee ca poste de santé ba la ñu doog a xam ne ni ñàkk na bakkanam famille ba nag la ñu ca xamle rek moo di Awa dafa amoon ay jafe-jafe xel. ñu placé ko sous mandat de dépôt ca maison d'arrêt et de correction bu Mbour laata muy bénéficier wu ab retour de parquet doomu Cheikh Yérim Seck bii di Souleymane Sidi Seck xamal na enquêteurs yi ne tëdd na ko Louise certificat nag médical bala mu firndeel moo di Louise ba mu ñàkkee ndawam yàggul doomu taskatu xabaar bi nee na moom da doon bëggante sax ak Louise te tëdd nañ lu dul benn yoon du ñaar yoon ci seen coobare ba koy élément wu commissaire Aïssatou Ka teewloo xale bu jigéen bi dafa weddi lu doomu taskatu xabaar ba dal di xamle gannaaw ba mu ne mësul la bëggante ak kii di Souleymane Sidi Seck mineur bi nee na Sidi nekkul woon lu dul camarade du école am te daa demoon rek seen kër ngir réviser seeni ay leçons. ba tey rek ci boobule sujet daal dinañuy xamle sax lu bees ci lu ñu ne rek doomu Cheikh Yérim Seck bi dañu ko dal di dàkkee ca l'école ba mu doon jàngee Sidi Souleymane Seck moomee nag nee nañu mësuñu koo dàkk ca lycée Jacques Prévert bu Saly élève bu am niveau la nee nañ te it day jàll classe supérieure tuuma bu ñu gàcc ci ndoddam justifié wul benn mesure école am ci moom bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ci mujjee taataan. mbirum xale bu jigéen buy tuumal doomu Cheikh Yérim Seck bi wàllum viol waajagul a jeex oustaz Makhtar Sarr daal dina si addu ba noppi yóbbu taskatu xabaar bi VAR ca kaddu ya mu yëkkati woon ci mbirum centre de redressement wu Serigne Modou Kra yi oustaz nag nee na kii di Cheikh Yérim moom moo waxoon ne ñu jël seen doom di leen di yóbbu ci ay daara ki Serigne tarbiya ki li ni mel dañoo war a bàyyi loolee ndaxte rek jamono laajatul nga jël sab doom ne yaa ngi koy joxe ndax sab doom kat yaa ko war a yaral sa bopp yaa ko war a rek teel sa bopp ci noonu oustaz Makhtar Sarr nag dal dina léegi nag doomam ji la nekkoon ca Mbuur ndax mi ngi woon ci loxo ay baayam ba xam ndax nag baayam moom moo ko teeloon boppam ba xam ndax moo ko doon jàngalal boppam diggante ba nga xamante ni rek xale ba nee na dem na ca l'école ba ñibbi ca kër ga delluwaat ca l'école ba ba xam ndax loolee du ab dënkaane si noonu mu ne fi mu ne nii nag ku doon naan waruñoo jël doom di koy dënkaane moom léegi lu tax doomam nekkoon si yeneen ni loxo yu bokkul ak ay loxoom. Audrey muy yow tuumal doomu Cheikh Yérim Seck bi wàllum viol ak moom moomee ci boppam Souleymane Sidi Seck daal dina ñuy fësal seen benn audio bu waxtaan ca audio ba nag ñoo ngi ca dégg doomu Cheikh Yérim Seck bi naan ko viol amu ca di loo xamante ni Audrey da ko nangul waaye nag te koy naan la ko ca métti mooy rek vidéo ya ñu filmé biral ko ba rek ñu bëri daal di si jot. ay weer gannaaw génnub àdduna doyen des juges Samba Sall ba tey jilee amagul ku ko wutu ca boobule poste ñetti mbir nag mooy expliquer li ni mel bu si njëkk bu ñu sukkandikoo ci xabaar yi magistrat yu bëri ya ñu tànn bëgguñu rek poste doyen des juges bi Samba Sall nag mi ngi génn àdduna juste gannaaw inculpation gu Ousmane Sonko ci rek mbirum violam bi ak kii di Adji Sarr yenn attekat yi dañoo yaakaar ni nag dafa lié beneen bi mooy magistrat yi dañuy jiixi jaaxa pression bu bëri bi ba tax rek ñu bëgg bañ a laale lenn ci boobule mbir bu si mujj nag mooy profilu attekat
attekat bu war a wut doyen des juges nga xam ne du wàllum grade waaye nag xool attekat bu am personnalité ngir gérer dossier bi ci couloiru tribunaux yi nag ñoo ngi ci ngurumtu sax ay tour ngir jéem a deviner kan mooy wutu ndem si yàlla Samba Sall ci poste ba doyen des juges poste nag bu am solo la boobule poste buy jël en charge lu ëpp ñeenti téeméeri dossier yu si ëpp rek di ay dossier yu sensible. taskatu xabaar bi di Aïssatou Diop Fall daal dinay dalaat classe politique sénégalaise bi si ba muy addu ca la xewoon ci assemblée nationale ci ba ñuy voté loi bi coppi code pénal bi bokkoon si rek ay saaga wante ak ay xeexoo sax si diggante Ousmane Sonko ak kii di Mbéri Sylla ci loolee nag la Aïssatou Diop Fall sukkandeku ne kii di Ousmane Sonko mënula jiite ab réew ndax ay comportement wu xale daal képp la dal di yor. mu woote woon janoo ak taskatu xabaar yi ni ki démb ci àjjuma ji njiital Pastef bi Ousmane Sonko daal dinay am rek bataaxal bu mu jagleel général Moussa Fall Sonko nag nee na ñoo ngi koy félicité bu baax moom général Moussa Fall ci nomination wam bi di ko ñaanal rek yéen bi woyof waaye nag na doon républicain un homme d'honneur et un homme de loyauté pas nag ci kii di Macky Sall waaye ci askanu ba Sénégal ndax bu dee am na ay galon yoo xamante ne ni Macky Sall moo ko takkal na xam ne rek statut gendarme bu mu am askan wi moo ko jox ba tax na daal na am dignité bu maître Augustin Tine am te rek mu xam ne combat politique du combat wam diggante ñoom acteur politique yi la du rôle yi de gendarmerie te nag bu dee daa joxe assurance ne dina livrer ay opposant kii di njiitu réew mi Macky Sall na ko teg ci suuf te mu fàttaliku rek ni fu askan wi lëmb jógee rek ne ñi ko jiite ànduñoo ak yow na xam ne rek dëgg bi askan bee ko yor ba tax daal Sonko ne kon nag nañu gérer ak mandute lu ko mooy rek dinañu fi fekk askan wi ñu fees dell seen place. njiitu réew mi Macky Sall dem na dibeer si Khalifa Sall ngir jàll ko waajuram bu jigéen bu làkku Macky nag ba muy dem àndul ak benn délégation wa il a escorte moom ci boppam moom moo dawalal boppam otoom ba kër Khalifa Sall bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi première dame di Marième Faye Sall moom moo dox lépp ba waajuram bu jigéen génnee àdduna sax kii di Khalifa Sall daa amoon bettange ci ba mu gisee Marième Faye Sall ñëw rek jaale si ko ci bés boobee sax première dame Marième Faye Sall daal dinay fexe ba Macky Sall wax téléphone ak kii di Khalifa Sall wax ne Sénégal amul terrorisme erreur bu mag la du samay kaddu Cheikh Tidiane Gadio moo ko xamle ba mu jëlee woon kaddu ci assemblée la nationale ca ba ñuy voté loi ba bu ñu sukkandikoo ci moom am na ay terroristes yu nekk Sénégal te visé wuñu lenn lu dul rek ay mausolée Seydina Limamou Laye ak Cheikh Ahmadou Bamba ba mu xamle du lu rëy loole ba noppi nag Cheikh Tidiane Gadio dafa indi ay seede dal di xamle ni ancien ministre français de l'intérieur bi di monsieur Castaner ñëw na Sénégal jël kàddu ci kanamu sénégalais yëpp am taskatu xabaar ba ko laaj naka la Sénégal muccee ci terrorisme mu tontu ko ne ko defal ndànk Sénégal muccul ci terrorisme dañoo tànn rek bañaguma actif ci Sénégal ba tey bu ñu sukkandikoo ci député bi terroriste yi dañoo yittewoo façade maritime te option yi di Sénégal Bénin ak Côte d'Ivoire la ñu dal di rek visé Gadio nee na it ndem si yàlla Soumaïla Cissé xamaloon na ko ni ci ndaw ya ko doon garder dëggoon nañu si wax pulaat ak wolof ba ñu leen interpellé ñuy ay sénégalais laata mu yokk ci ay kàddoom ni chef police bu gaaw police jihadiste islamiste ab sénégalais la woon. si boobulee xibaar laay des ak yéen ba tey benn daayira Mouride daal dinay porter plainte jëmale ko ci kii du Cheikh Tidiane Gadio ngir kàddoom yamu yëkkati ci wàllum terrorisme ne ay terroriste mën nañoo attaqué ay mausolée Serigne Touba ak Seydina Limamou Laye ca Yoff Cheikh Tidiane Gadio dina expliqué wu ci yoon gannaaw plainte ba ko waa daayira Xidmatul Xadim porté Gadio nag dafa xamle woon ay intention wu ñaari jeunes sénégalais ca Libye ne rek suñu ñaari doomu réew yooyee xamle nañu ne rek ñoo ngi waaj te bu ñu yegsee fii ci Sénégal seen mission bu njëkk mooy rek songu ay mausolée wu Seydina Limamou Laye ak bu Cheikh Ahmadou Bamba ndax du l'islam te rek bés dina ñëw dinañu def li ni mel. ba tey rek yéen a ngi teewlu buzz de la semaine fii ci Dakar Buzz. Fambaye doonatul ku ñuy présenté fii ci Sénégal gannaaw rek ba ñu médiatiser feebaram bi fépp bés yi ñu génn dafa amoon vidéo buy circuler ñu siy naan rek kii di Fambaye di ndaw soosé ay atam toll ci ñaar fukk ak juróom
këram di wéyaale feebar bi le daal dinay wër. Ndoye Bane nag moom moo sol ay dàllam dem seeti ji ko ngir xool wér-gu-yaramam fa mu toll si noonu ci émission wam ba chroniqueur bi daal dinay wone firndeel yëpp ci situation kii di Fambaye mu mujjee xamle sax ni wërul mu ngeek rek feebaram boobee ba tey ne it kii di Wally Seck joxaku ko fukki million ak juróom yamu ko diggoon ngir wàllum fajoom. Abdoulaye Diop Khass mu doon jéem a faj kii di Fambaye daal dinay réagir ci vidéo polémique bi moom nag Khass nee na mësula wax ne rek Fambaye wër na ba loolu weesoo nag mu ne da ko doon faj ci sutura te daa waxoon ne da koy faj ci kattanu yàlla ba loolu weesoo nag Khass sax daa gis ne li ni mel soxot la si te gisul rek nee na lu fi jaar coow li laata muy ŋàññi doxalinu Ndoye Bane mu ne rek sawar moo tax mu dal di wowal boppam Fambaye ne ko yow faw rek nga demaat wax ne wëroo Khass faju la. Abdoulaye Diop Khass nag nee na daane woon sax si kattanu yàlla dina faj Fambaye te moonte de nee na Fambaye ñaata at la nekk ak feebar wi te demoon na hôpital principal lan moo tax rek newuñ ne Fambaye wërul waaye bàyyi ba ñu jaase moom Khass rek ku nekk di wax Fambaye wërul di xam li nga xamante ne ni daf koy ñaawlu jàppee ko rek soxor. Actrice bii di Soumboulou Bathily nekk tamit soxna Abdoulaye Diop Khass daal dinay réagir ci mbirum Fambaye solal mbubu avocat borom këram gi te dal kii di Ndoye Bane. Soumboulou nag vidéo wam dal def ne rek Ndoye Bane ana lan moo tax mu doxalee ni mel si noonu mu ne ko Khass am na ñoo xamante ne ni toog nañ ci ay chaise ay at ñu ñëw gis Khass mu dugg ci rukkam ñaan ci yàlla nangul ko bu ñoo ñee jóg doxi seen soxla am ñoo xamante ne ni borom kër da leen të ñu ñëw gis Khass rek dem dugg rukkam ñaan ci yàlla nangul ko ñooñu am borom kër am ñoo xam ne doom da leen të ñu ñëwit gis Khass mu dugg ci rukkam ñaan ci yàlla nangul ko ba ñu am ay njaboot ba tuddee ko si ay doom si noonu Soumboulou ne Ndoye Bane kon lu tax rek deful si loolee reportage yóbbu ko xalaas wa illaa xalaas moom lu rafet du fa jàll ba loolu weesoo nag la ne mi ngi jéggalu ñëpp tey naan rek bu doon borom kër dina amel soxnaam ak ci julli ak wird kon Khass dina ko doon amel ak ndaxte day fanaane julli di wér du ngir soxlaay nit yi ba sax du am jot bu mu waxtaanee ak moom waaye nag nee na day dellu rek di sant yàlla tey jéggalu ñëpp. aywa damay àddu nag jëmale ca la nga xamante ne ni ñu ngi koy nemmeeku ca maîtresse d'un homme marié acteur yay beddeeku rek di dem seen yoon Tahirou mi nga xamante ne nii sax dem na daal dinay wax ay dëggam ba noppi confirmé départ ba kii di Calista ci page Facebook am nag la acteur bi xamle lu waral rek mu quitté série boobu donte newoon na ni du si àddu ci noonu nag mu ne ñu bëri dañuy wax te xamuñu lu ci biir am ñu naan sax ngor ba daa bëgg xaalis tax mu samp ab laaj ne ana kan moo bëggul xaalis ba loolu weesoo mu ne nag xaalis sax du ko boole ak nit waaye nag day liggéey guddeeg bëccëg ngir ab indépendance financière waaye itam ndaxte liggéey ci jaamu yàlla la bokk laata muy naan si moom nag am na lu ëpp solo xaalis di cër maanaam respect waaye nag waa Marodi ba ñu génnee dañoo ne rek ngor ba daa moon ku mu jotal ca production ba taxoon mu arrêté si noonu am ay acteurs yu siy dox tànku jàmm ngir mu dellusi waaye nee nañ ngor ba deful rek lu dul di si profito di leen di chantage ne nañu ko yokkal peyooram ba noppi li mel rek moo waral demam. ca Marodi lay des ak yéen ba tey daal di ñuy xamlewaat ci mbirum Halima Gadji li nga xamante ne ni moom moo waral demam wuuteeg nag la ñu doon wax depuis ci ndoxteelu mbir mi si diggante Marodi TV ak Halima Gadji problème bu leen di wuutale du mbirum caché wa ila rek contrat bu ñu sukkandikoo ci réalisateur ba di El Hadji Sissoko moom moomee nee na sax jàmm la ñu dal di sekk ak Halima Gadji te seen problème souci wu planning la woon ndaxte Halima dafa nekk actrice bu ambitieuse bu am yeneeni engagement ba tax rek planning am ak bu tournage yi mënatul woon a ànd te rek mënuñu ko woon xaarandi ngir tàmbale saison 3 bi El Hadji Sissoko daal dinay leeral tamit ne xibaar bu wax ne kii di Halima Gadji 300,000 francs CFA la doon laal bu defee lu tollook juróom-ñetti weeru tournage dara amu ci ndaxte seeni ay acteurs dañuy laal diggante 200,000 francs jàpp lu ëpp 1 million ci weer bu yàlla sàkk te rek bu ñu jógee ko ci benn saison jàll ci beneen saison période yi mën naa am yokkute Julia Diatta ak kii di El Hadji Sissoko daal dinañuy leeral sax ni bépp acteur buy joué foofee ci Marodi TV daal signé contrat bu mu liir daal di koy nangu te contrat yi
yi bu ñu jeexalee benn saison war a jàll ci beneen rek lay am coppite waaye du changer benn yoon ci biir saison bi. production gu Marodi TV tàng na jip bés yu mujj yi gannaaw ba Halima Gadji alias Marème Dial wane ginnaaw boobule série nga xamante ne ni bokkul ci saison 3 wu maîtresse d'un homme marié ak demub Ngor Bañang keneen rek daal dinay jël tamit ay bagages am romb leen kookee nag du kenn ku dul Calista Sy di réalisatrice waaye itam scénariste boobule série moom it daal dinay won gannaaw production gu Marodi moom nag lu waral demam bi nee na rek mënatul supporter lu waral à chaque fois rek ñuy jël ay scénario am di koy modifier li ni mel nag moo tax rek mu daal di leen ni beddi moom it wan ginnaaw maîtresse d'un homme marié. Caaxaan daal dinay jeex Vénus Ndour di doomu Youssou Ndour daal dinay dugg rek ci wàllum entrepreneuriat ba noppi def annonce bu rëy ci page Instagram am moom nag doomu Youssou Ndour bi daal décidé rek créer marque boppam bi nga xamante ne ni moom moo fësal rek vidéo bu mu koy annoncé ba noppi ne rek gannaaw ay weeru taaxilu daal dinay rek génne marque boppam. ba tey si lu ñeel people comédien bi di Amdy Mignon daal dinay xamle lu doy waar si lu ñeel njàngam ak lu waral rek mu daal di koy bàyyi ci waxtaan ba mu sekkoon ak suñu benn naataango la Amdy Mignon xamle ni mësu ko bëgg a wax waaye nag dafa teel a bàyyi jàng te lu ko sababoon du lenn lu dul maîtresse am moom moo ko violé woon ba muy def classe bu 6e li ni mel nag gulleet comédien bi li di Amdy Mignon di koy xamle. ay fecckat wéykat bii di Wally Ballago Seck Madi Badiane ak Ameth Thiou taxaw nañu ca tribunal des flagrants délits bu Dakar talaata bi ñu génn yemoo woon ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ñu leen di toppee outrage public à la pudeur ak acte impudique gannaaw ba ñu fóonante sur scène fukki fan ak ñaar ci weeru juin ci concert bu Wally Seck doon amal ca esplanade du Grand Théâtre ñoom ñaar ñooñee mën nañu sax tëdd ñaari atu ba kaso lëmb bu ñu sukkandikoo ci réquisitoire procureur bi bu ñu sukkandikoo nag ci parquet la ñu def dafa graaw te day yàq image ba Sénégal ci waxtu bu ñaari feccikat yi di wëyandee di weddi délibéré bi nag ñoo ngi ko jàpp juróom-benn fan ci weeru juillet ñu nekk en garde à vue depuis ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin gannaaw ba leen ONG Jamra ak waa comité de défense des valeurs morales porté plainte Wally Seck moom it teewlu woon nañu ko ci procès verbal laata ñu koy bàyyi mu ñibbi këram gannaaw ba mu xamalee enquêteurs yi ne yëggul woon sax boobule seen ndax dafa fekkoon mu nekkoon ci ay préparation mbir yaa ngi gën di compliqué si diggante kii di Wally Seck ak ñaari feccikatam yi di Madi Badiane ak Ameth Thiou gannaaw ba ñu waroowee ci ay kàddu bu ñu sukkandikoo ci procès verbaux yi ñaari feccikat yi dañoo ne rek fóonante bu ñu leen jàppee defoon nañu ko ca palais présidentiel ci kanamu njiitu réew ma woon di maître Abdoulaye Wade Wally Seck nag yooyu le kàddu ñu xamle da ko dal di weddi ba tëdd si suuf ci kanamu ya génn si sax ak frustration ba loolu weesoo la ëmme dine nag sirike ak sukke sax la ñu doon imité ñu tegoon ko loxo gannaaw boo ko Serigne Dramé porté plainte ci vidéo ba mu defoon di ko ca yëkk la ko neex Pawlish Mbaye daal dinay mujj libre gannaaw ba mu amee ñenn saña si dox ay tànk jàmm ñaan njekk kii di Serigne Dramé ngir mu retiré plainte am waaye nag li ni mel njort nañ ne rek dina doon njàngat ci kii di Pawlish Mbaye ngir mu xoolati rek la nga xamante ne ni da koy yëkk doomu aadama yi. xibaar bu neex daal dinay tabbi ci comédien bi di waaju baax gannaaw ba mu takkee ñaareel ab sénégalaise bu nekk ca États-Unis di wuyoo si turu ba Marie-Louise Sissoko di ko kee ngeen di gis ci écran bi xibaar bi nag Marie-Louise ci boppam moo ko fësalal boppam ci vidéo ba mu def di si xamle ni mi ngi sant yàlla bu baax a baax gannaaw ba alxayri jibee ba mu nekk fi mu ne nii madame Ndiaye chérie waaju baax ba loolu weesoo mu ne nag mu ngi jaajëfal ñëpp si rek lii di ñaan yi di leen di rek ñaanal yàlla mu fay leen ay yiw yenn naataango bu waaju baax tamit def nañu ay vidéo rek di leen di félicité beneen xibaar bu neex tabbi bi la yoon ci ab présentatrice su télévision Futurs Médias kookee nag du kenn ku dul Soukeyna Ndiaye moom nag daal dinay am doom bu jigéen xibaar bi moom ci boppam moo ko fësal ci page Instagram am yàlla na bébé bi dund te barkeel
moo xuus ci xibaaru tàggat yaram doore ko wàllum football ci waxtaan bi nga xamante ne nii sekkoon na ko ak suñu benn naataango suñu international sénégalais bi di Sadio Mané daal dinay dikkaat si ñagasoo bi nga xamante ne nii amoon na ci digganteem ak entraîneur am bii di Jürgen Klopp ba amoon sax na mu doxalee ba ñu ko ca laajee nag Sadio Mané la mu tontu rek moo di bu ñu gisee rek mu dem ba def boobule geste kon rek am na la ko waral foofee rek la yem sans joxewaat beneen détail. su ma jógee ci football damay àddu ci mbirum làmb gannaaw ba mu ñàkkee combat wam ci kanamu Sa Thiès samedi ba la ñu génn ci arène nationale kii di Moussa Ndoye nëbbul benn yoon meram gannaaw ba mu gokkee lu nekk ca xolam moom nag nee na ku ko xam-xam ne moom moomee du critiquer waaye bi la yoon nag dañu ko minimiser dañu ko traiter comme si rek ñëpp dañu ko contre ba loolu weesoo nag kii di Moussa Ndoye bët ya sax dal di taa ndax rek nakkar ba nga xamante ni am na ko ci li ni mel dal dina sax fi nga xamante ne nii la Sa Thiès installé woon ay cumukaayam waruñu ko woon a nangu ba tax nag mu ne moom dafa bokk rek ci wàllum làmb te kenn mënu ko see génne mu xamle ko. xibaar bu nakari tabina ci làmb talaata bi ñoo génn di rek ancienne gloire bi di Sa Cadior moo génn àdduna turandooram ci làmb di Sa Cadior 2 moom moo biral xibaar bu nakari bi ni ki talaata site internet yu bëri nag dañoo defoon ne sax Sa Cadior 2 moo génn àdduna waaye moom moomee daal dinay indi ay leeral ne du moom ancienne gloire bi la Sa Cadior moomee sax ñoo ngi koy ñaanal rek yàlla xare ko ci aljana te di koy jàll ak lu làmb gi yëpp mu ngoog file yàllaay ndar képp bés de la semaine tey gi di jaajëfal bu baax a baax yéen ñu doon teewlu partout dans le monde di topp suñu ay programme di jaajëfal Malick Ba mi nga xamante ne nii moo faree woon ci caméra gi duma fàtte benn yoon Buri Diouf propriétaire Kumbis Beauty ca Ouest Foire rond-point Yoff mu may accompagner chaque samedi ci bés de la semaine ci maquillage ak coiffure yu yanji yi ma koy jaajëfal bu baax a baax numéro moo affiché noonu si barre d'écran bi dox leen dig daje samedi prochain am leen week-end jàmm ak salaam jaa ngeen jëf. Je suis une femme. Les flammes, les blâmes, les lames, les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe des objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Je sais qui je suis et je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je suis une femme qui pardonne. Je suis libre, audacieuse, entreprenante, indépendante et soumise. Ma devise, douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse, je donne sans rien attendre en retour. Je suis une femme, quelle que soit ma couleur de peau, que je sois née d'une famille riche ou pauvre, je suis une reine et je suis destinée à réussir, car je suis une femme.